yoon la ci yorin wu nekk tege ci yoon wi ci rajo Futur Média alxames bu nekk ak El Hadji Assane Gueye jotaayu waxtaan la bu dul bàyyi dara politique société culture sport ci gàttal lépp lu laaj waxtaan leeral ak yoonal ci yoon wi lañu koy waxtaanee yoon wi ak El Hadji Assane Gueye alxames bu nekk ci rajo Futur Média. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax seen ànd ak ñun RFM ni nu ko baaxoo alxamis ju ne ci waxtu wi ci kàttanu sunu borom ñu àndaat ak yéen seen émission yoon wi ñu am mbégte ànd ak monsieur le ministre de l'élevage di jëwriñ ji nu dénk wàllu càmm gi monsieur Ali Saleh Diop monsieur le ministre ñu ngi ziar bu baax rafetlu teewaay gi. waaw El Hadji Assane ñu ngi lay nuyu bu baax di am mbégte lool tey la ko yàlla tudd. ñu am jataay ak yow ci ëtt bi di RFM. di ko sant yàlla lool nag. parce que am na jataay yoo xam ne. dem ca dafay am solo. ñi ngi koy seq également. dégg bi nga am ci ñoom également dafay am solo da nga ciy jàngat. donc di ci profito di nuyu mbooleem seen auditeur di leen ñaanal yàlla. yàlla sàmm ñu sàmm sunu Sénégal gi li amiin ñu bokk ci darajay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. jërëjëf monsieur le ministre xam naa du fi xaj sax waaye ay jaar-jaaram moom Ali Saleh Diop ak mooy kan ci gàttal. waaw ci lu gàtt maa ngi juddoo dëkk bu naan Kamb ci Daara Jolof. 1957 samay waajur fa la ñu nekkoon fa laa jàngee sama école primaire dem Linguère. ba 3e ma ñëw fii Ndakaaru mottali fii sama jàng. dem Université Dakar ba am fi maîtrise après dem Université de Montpellier. jàngi fa économie. économie boo xam ne nag dañ ko xiirtal ci wàllu kaw. économie rurale. très bien loolu tax bi ma ñëwee Amadou Bator Diop. bi nekkoon ministre du développement rural. moom moo njëkk a engagé fii ci ministère du développement rural ma nekk fa. très bien dem mu affecté ma Sine Saloum boobu région Sine Saloum la woon. ma nekkoon inspecteur adjoint bu sécurité alimentaire. doon nag gëstu tuuti ci affaire njëg yi. ni ñuy formé woo ak yooyu. di ko indi nag ci émission bi naan wax diisoo nekk RTS. diisoo émission bu am solo. voilà. très bien mu mel ni kon kii war la ci place ba war ndax buñ ne kaw gi ne sàmm gi ne mbay mi. c'est ça dinañ ci ñëw ci kanam ak élevage. dëgg la bariwul lu ma koy ubbee ci wàllu waxtaan mooy politique gi. parti réew mi nga bokk keroog am na ñu ne mokkal ngeen Rumbour Thiès Idrissa Seck ak ni mu teeroo mbokkam ba ñu ne mburoog soow ak Gloria bu ci nar a dolliku on verra li ci kanam rawuti gët yow d'abord noo dundee keroog teeru bi ñu teeru président Sall ci Thiès. waaw xam nga Alaaji Assane diggante président Macky Sall ak diggante président Idrissa Seck dafa mel ne diggante gerte ak dugub. maanaam ca tool yi la woon dañoo ñëw ci kër yi rek. nit ñi gis leen. ne kii mooy gerte kii mooy dugub waaye seenu diggante ca tool yi la woon. muy diggante nag bu rafet ay nit ñoo xam ne lii leen ittee. mooy taxawee réewum Sénégal kenn ku nekk ci la sa kattan may. nga mën ko ca tàbbal ba ñun ñi nga xam ne ñoo war a fare suuf. ñu gis ci suñu bopp. loolu nag. gannaaw li nga xam ne nag moo yëkkati woon président de la République ca Thiès muy ñëw inauguré ISEP bi. alors boo amee gan nag da nga koy teral. te Thiès fa la président Idrissa Seck dëkk. ñuy ñaari xarit di jaari doomi ndey nag. donc wareef la woon waa parti réew mi génn daal di sargal président Macky Sall. occasion la woon xanaa pour ngeen démentir weddi ñi jàppoon ne daanaka da ngeen a xaru ci wàllu politique bi ngeen demee fekki Macky Sall. non xaru moom ab jullit sax du ko xalaat ba di ko def. xam nga jaar-jaaru politique bi nu am. moo nu may ñuy def lu mel nii. ndax nag Sénégal dañu ko bokk. te it bokk gi. dañu war toujours di wane côté positif bi. parce que El Hadji Assane sa dëkk sa kër. fa ngay liggéeyee. lu fa nekk lu fa mënti am war na laa laal. bu la soxlaa war ngaa taxaw. donc loolu kese nag dong rek mooy sabab bi nga xam ne. mooy indi li nga xam ne ñu ànd ak le président Macky Sall séentuwuñ ci leneen loo xam ne. daf ñuy gàkkal wala déedéet du perte munta am pertement. liggéeyal sam réew. munta am pertement. dëgg la voilà da ngay fàtte sa bopp nag. tàbbal sa loxo
li la may yàlla may tuuti ci asi xam-xam nga dugal ko ci fa nga xam ne fa nga ko war a dugale pour mën a jotee jumtukaay yi nga xam ne mooy tax nga mën a liggéey ak sam réew donc loolu mënut a am pertement kooku ku bëgg réew mooy xam loolu fàtte sa bopp parce que politique dafa ànd ak wut ak daraja wut xëccoo leadership waaw waaye politique boobu nag war nañ ko dépasser tuuti ndax gis nga réew sam réew nga nekk ci opposition wala nga nekk feneen bu élection yi weesoo li taxaw mooy parce que président Macky Sall bu liggéeyee sama ñoñ la liggéeyal samay rak samay jarbaat donc waruma ko xañ mu liggéeyal samay jarbaat donc su ma xamee loolu rek war naa dem la muy def ma mën ko caa jàppale pour que sama jarbaat yooyu ak sama waa kër sama waa dëkk mën a jote ci loolu nga xam ne ma ngi koy liggéey dinañ ñëwaat ci politique yi ci kanam waaye duñu ko tëjagum ca waxuñ ci wàllu climat bi ñàkk xajoonte gi ci arène politique Sénégal wax yu diis yi wax yu ñagas yi de part et d'autre nag nees ma def ba xajoonte am ci ku ci ne garde nag fa nga fare loolu Alaaji Assane jàpp naa ne mën naa ñàkk li tax nag mu mën a ñàkk ñu xool sunu kanam bu ñu xoolee sunu kanam siggi waxuma sëgg de siggi Sénégal la ñu gis Sénégal moom la ñu amuñu feneen sunuy dëkkuwaay fi la ñu nekk sunu njaboot fi la ñu nekk li nga xam ne lépp la ñu yaakaar ci jaamu ko yàlla fii lañ ko mën a jaamoo donc bu ñu siggee ba xool Sénégal moom kese nag mu nekk sunu xol nekk sunu bopp jàpp naa ne wax bu ñaaw xaju fi jëf ju ñaaw xaju fi leneen nag leneen la waaye de ci la ñuy woote ñëpp nag ci le président Macky Sall di waxee boo déggee li muy wax conseil des ministres boo déggee buy tukki li muy wax li muy woote da nga gis ne kii njiitum réew mooy wax kàddu njiitum réew mooy wax mooy sàmm mooy soldat bi njëkk bi nga xam ne mooy aar réew mi loola buñ ko xalaatee rek jëfe ko dem sotti élection nag leneen la bu nu demee ba wàllu élection mën nañoo waxtaan man fii laa far kee mën naa far nii laa bëgg a defare kenn nee laa mën bëgg a defare loolu normalement dëgg la jarut saaga am na solo jarut xeex jarut jël aw yat jarut jël leneen bu dakkul sax nit ñi dañuy gën a génn ci politique ca politique lu baax la te it non seulement politique lu baax la Alaaji Assane am na réew yoo xam ne du ma leen tudd waaye boo fa demee nga xam ne lu dul jàmm ko gën man yàgg naa tukki fii ci biir Afrique ci jaar-jaar yi liggéey naa fu ñuy wax Sil Cité Ouagadougou foofu tax na ma tukki fu bari dem naa ba xam naa ne am ngeen ci dégg-dégg Faya Largeau wala ca Tchad ba muy tàng sama liggéey dem na ba ñu ndar kepp ma foofu xam nga bu la yàlla musulee ba nga génn ci situation yi mel noonu boo ñëwee fii ci Sénégal nga gis lu ñu am da nga naan sant yàlla jar na nit ñu xam lan la ñu am fii ci Sénégal moo tax li woon mars ci réew mi yàlla bu mu fi amati la ñëpp wax yàlla bu mu fi amati yàlla bu mu fi amati yàlla bu mu fi amati ci darajey Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf monsieur le ministre ci yeesal gouvernement bu mujj ñu dénk la poste ministère de l'élevage càmm gi ak nañ ko daa doxalee démb ak bërki démb yow ban touche nouvelle ban yoon wu bees nga bëgg a am yéene indi ci secteur boobu yoon wu bees yu ñu bëgg a indi mooy yeesal élevage xam nga Alaaji Assane dañu nekk réew moo xam ne ñu ngi toll ci 10 millions ak juróom-ñaar ci doomu aadama at mu jot nag day yokk ñooñu 10 millions yooyu ak juróom-ñett dañuy am ay bëgg-bëgg ay soxla rawatina ci loo xam ne élevage moo koy meññ te loolu nag bu fekkee ne da nga ko xam da ngay seet bagage yi nga xam ne mooy ëmb élevage naka nga koy riime ba mu am njeexital mooy li ñuy wax productivité loolu nag pour mu am fokk nga yeesal yeesal bi nag càmbar bi ñu def ci ñett rek la mën a jógee muy benn bi fexe ba jur gi am lu mu lekk xam nga jur gi bu amul lu mu lekk boo ko jël jur goo xam ne yaa ngi koy jox li mu lekk ak jur gi lekkut boo leen peesee duñ yem ci ay poids dëgg la ñu mën a indi ci soow tamit du bokk donc fokk nga fexe ba jur gi am lu mu lekk bu ne nag jur gi da am lu lekk mën nañ ci xusaat ci kanam ñaareelu ponk bi nga xam ne ci lañ bëgg a liggéey pour loolu mën a soxla bi ñu am ci jur gi mën a matale mooy jur gi wér xam nga ku wérut moom la ñuy séentu ci yow munuñ ko am dëgg la
te toll nañ ci ay jamono yoo xam ne lii dee ci jur gi dafay di bari. donc war nañ taxawal ay stratégie boole campagne de vaccination yoo xam ne yu am solo la. yu rëy yoo xam ne dana am njeexital ci santé wér gu yaru jur gi ba nga xam ne. bu fekkee ne dañu daan am junni xar ñaar téeméer yi dee. fexe ba ci fànn bu njëkk bi téeméer rek di dee xam nga boobaa. bu ñu demee ba at mi jeexal li ñu am ci ak jur day yokk. ñetteel bi. mooy seet sunu jur gi ni mu màndargawoo ndax moom ni mu bindoo. mën na koo may muy aw yàppam di yokk wala meew mi yokk. loolu la ñuy wax amélioration. loolu mooy indi ñuy jaxase. ay races pompe jur gi. voilà jaxase ay races. wala sax local yi ñu am. ñu def leen condition yoo xam ne dana mën a en tout cas gëroo. ak races yi nga xam ne ñooy jiitu mbir mi. très bien maanaam ñett yooyu nag bu ñu ko dajalee ba pare. li ci des mooy ñi nga xam ne nag ñoo ci liggéey. les acteurs. Alaaji Assane dama bokk ci ñi nga xam ne gis nga Wolof Njaay dafay wax ne. loo xamut. catu bët nga koy xoolee. waaye élevage. li mu dëxëñ ci biiram. bu nu fexee ba jukki ko. waxuma ne danañ toll ne mbay mi de waaye danañ nawloonte ak mbay mi. loolu nag ay nit a koy def. il faut que ñu am ay acteurs yoo xam ne dañ leen di tudd dañuy xalaat comme entrepreneur. loolu bokk na ci yeesal gi. dëgg la bañ feex ba comme tabaski gi ñu def da ngay gis benn waay bu sant Ndiaye. benn Modou Ndiaye tabaski jot na. mu am 2 millions am. dem jënd ay xar. opération ni ko tuddee. tudde ko opération def opération rek. bu ñu nekk ci système opération. duñ ci génn mukk. dëgg la daal di jël 2 millions yooyu jënd ay xar. am ci bénéfice boobu mu génne ko ci élevage jëm tabaxee ko wala leneen. gis nga secteur bi dafa am donc lu muy jur. ñu niw googu ñu teggi ko dem. maanaam vache laitière lañ ko bëgg a def rek. voilà di ratt di dem rek. léegi nag il nous faut. ñu am des entrepreneurs en élevage ñoo xam ne. dañuy liggéey ci élevage. altine ba dimanche. janvier ba décembre. am na solo loolu c'est vraiment très ambitieux monsieur le ministre dinañ ci ñëwaat ci kanam quoi bañ ko rek ni nga koy waxee bàyyee ko ci wàllu façon classique bañ ko daa defee. wala it bañ ko yemale rek ci tabaski. ndax am nañu buñ ne département élevage rek balaa leen ministre élevage di intéressé rek mooy tabaski jot. dëgg la sama maas gi presse bi léeg-léeg ñu ngay xaar naan xar manqué naag njëg yokku na est-ce que mënuñoo gën a éviter loolu quand même. mais gën a xamele nit ñi aussi ak secteur élevage ak njëriñam. voilà mooy li ma wax léegi. vision président de la république. mooy ñu moderniser secteur bi pour que ñu am productivité. donc loolu mooy tax. ñu teg ay programmes yoo xam ne fexe ba jur gi am lu mu lekk. ci biir loolu teg nañ par exemple li ñuy wax programme culture fourragère. Alaaji Assane damay faral di wax ne. li wuutale nawet ak noor ci mbirum meew mooy. boo ko seetloo loolu jarul jàng élevage. bu nawet jotee ñax mu tooy ngay gis. jur gi ci lekk. di am meew. bu noor jotee doo am ñax mu tooy jur gi du mu am lekk lu tooy doo am meew. donc nañu fexe ba. am lu tooy tout le temps. pour que jur gi di mën di lekk di suur di am meew. moo waral culture maanaam dañoo war a bay lu mala yi di dundee. tout le temps. loolu nag munuñ ko def. tant que soppiwuñ système d'élevage bi ñu def. xam nga bu fekkee ne da nga am jur goo xam ne gétt goo xam ne fukki nag la. boo xëyee nga topp ko. léeg-léeg da nga dox ay kilomètres. doo am ñax. ndax yaa ngi ci noor. donc. jur googu. li ngay séentu ci moom ci ak ndawal. du yomb. day loof sax day loof li ngay séentu ci moom ci meew. du yomb. tey nag jur googu la Sénégal yaakaar pour bañ a jëggaani ndawal. bañ a jëggaani meew. donc léegi nañ seetaat li ñuy doxee. il faut ñu yokk ko. loolu mooy ñu seet noo xam ne danañ téye jur gi. ci tàmbali di bay seen wet. loo xam ne dañ leen mën a dund mooy culture fourragère. il faut ñu tàggoog yenn aspect culturel yi aussi ndax xam nga suñu mbokki daara yi tamit ak suñu mbokki nomades yi. comme loolu la ñu xam boobaak léegi Sénégalais dafa ragal rupture. mais il faut qu'on aille vers cette rupture là nag. sama yaay tey boo ne ko yaay damaa bëgg nag yi nga yor.
nga di leen téye ci kër gi Ouais. dafa naan na yow mi da ngaa manqué parce que la mu judd fa muy judd dëgg la. dañuy xëy yeewi nag yi topp leen Ouais. muy féexal seen xol kooku nag boo ko bëggee dindi ci loolu Ouais. du yomb dëgg la. waaye bu fekkee nag da ngay xalaat réew ne réew moo xam ne doomu aadama yi ci nekk dañuy yokk li ñu soxla ci ndawal ak ci meew day yokk boo jaaree yoon wan doon jaar ñoom Ouais. li ngay soxla ci ndawal doo ko am Dëgg. li ngay soxla ci meew doo ko am pour nga matale ko nag foog nga tàll nga dem bitim réew pour jéggaani ko Ouais. jéggaani boobu nag li muy jur ci koomu réew baaxul est-ce que jarul ab ràññeetle diggante c'est comme ci wàllu mbay mi tool yi nga xam dañ ko agriculture familiale bi ak bu gën a industrialisé wu bi dina am ak ràññeetle xam naa. waaw xam nga agriculture familiale sax mën nañ ko moderniser fi may waxee mooy yeesal maanaam wut ay xarale ay façon yu bees yoo xam ne Ouais. boo parce que xam nga nit mën naa am fukki nag ëpp alal koo xam ne am na fanweeri nag fukki nag yoo xam ne suur nañ di am meew Ouais. loolu capital boobu boo ko xaymaa mën naa ëpp doole fuuf ki am fanweeri nag yoo xam ne dafa loof Dëgg la. donc da ngay gis ne am bi koom-koom bi duñ ko natt léegi ci dayo bi Ci toll bariwaay bi. ci lim bi Ouais, ouais. waaye solo si nga xam ne jur googu mën na koo mën indi na rentabilisation bi la. mooy rentable loolu nag fokk mu lekk bu baax dëgg la. fokk mu nekk ci wér-gu-yaram maintenant dafay am rupture léeg-léeg ci chaîne bi ndax mën ngaa bari meew lool doo ko mën a soppar ñi nga koy tuur xam naa bu ci sekkee nag ndeeweenu Dakar yi jotoon jël. waaw c'est-à-dire que loolu mooy li nga xam ne conséquence la rek ci li ma doon wax nii léegi tey boo demee Daara Jolof ga ma dëkk ñun bi ñu nekkee gone te ba léegi sax jógu fa gis nga poti tomate kilo yu 2 kilos yii bu nawet daan jot moom la ñuy jënde moom la ñuy jaay meew ñaar dërëm meew mi day bari ba nga xam ne pot boobu ñaar dërëm lay jar léeg-léeg sax doo am ku la ko laaj bu ko defee nga tuur ko loolu nag ki nga xam ne daf ciy liggéey du ko jaral mu xalaat bu wéy wala wut alal boo xam ne daf koy dugal ci loola pour mu mën a wéy maanaam muy une activité durable parce que xam na ne meew mii muy am ne ci nawet bi rek la yem te nawet bi 2 weer la 4 man en tant que acteur économique du yomb may bëgg a investir ci loo xam ne opportunité boo xam ne 3 mois la 4 mois la léegi kay acteur économique day xalaat loo xam ne bu ko investir xëy na sax dana dem 8 mois 9 mois 10 mois loolu nag il faut que déjà en amont ñu fexe ba nga xam ne comme ni ma ko waxee les cultures fourragères yi fa muy nekk dana am ñax mu tooy tout le temps di am meew tout le temps bu boobaa nag dana jël ay matukaayam wut ay unité de transformation yoo xam ne dafay liggéey 12 mois sur 12 mais loolu laaj na accompagnement benn bi ci topp avant accompagnement état ki bëgg def culture fourragère yéen a koy jox suuf fu mu jëlee tool wala naka lay demee concrètement culture fourragère ñett la suuf ndox ak semence suuf nag comme ni ñu koy waxee dañuy président de la république ñaari at ca gannaaw mi ngi doon ñaan wax ci journée de l'élevage maire yi ñu dimbale ñi nga xam ne dañoo ba agam suuf defe ko culture fourragère ñu dimbaleen pour ñu am suuf kazalika ndox mi ñun ministère de l'élevage tey koo xam ne am na suuf am ndox ñun mën nañ la jàppale ci ay semences mën nañ la bu fekkee ne am na nu muy toll sax mën nañ la jàppale pour nga am barrière yoo xam ne mën nga ko wëral ba loolu nga am démarrage parce que Alaaji Assane am na variété yoo xam ne dama koy wax fii ci sa antenne bi c'est très important boo amee 1 hectare nga am suuf am ndox jëmbat ko au bout de bu ñetti weer yi jotee nga commencé góob te boo commencé góob ñaari fukki fan ak juróom yu nekk mën ngaa góob pendant 5 ans macha allah te loolu xayma yi ñu def sur 1 hectare juróomi xale yu nekk mën na leen a indil fukki million ak juróom ci at bu nekk loolu liggéey la waaw liggéey la ci jamono surtout jamono bii ñu toll dëgg la donc gis nga ne au-delà du fait que jur gi
dana leen régler question yu bëri. Sur la question de l'emploi également yoon la woo xam ne. xale yu bëri mën nañ ci liggéey. donc xale yi nañ dem seeti seen maire yi. pour ñu jàppale leen ci suuf parce que maire yi ñooy def délibération yi. pour nga mën a am suuf. ñoo leen di jàppale également pour ñu mën a am ndox. bu ko defee ministère tey am na ci budget loo xam ne dana la indil jàppale ci ay semences. dana la jàppal ci jàngaleel na nga koy defee. bu ko defee ci ñeenti weer. mën ngaa demal sa bopp. am na solo kooku dinañu moytul sax bu fekkee ni am nañu tool yu ni mel ñi daa wëndeeloo ko màng ak yooyu di jur gi for ndax conflit yu daan jur sax entre béykat ak sàmm. waaw loolu am na solo. gis nga conseil des ministres bi ñu def keroog ca Matam. président jëloon na dogal bu yàgg daf koy yeesalaat. gis nga département de Ranérou. dafay di àll boo xam ne na mu toll kenn mënul koo wax. densité bi 3 personnes la. 3 habitants par kilomètre. est-ce que kenn nekku fa. ah oui. président ne nañu xëcc ndox li ñuy wax préfère l'eau. nañu xëcc ndox ñëw indi ko ci zone boobu pour que ñu jagleel ko ñaar. mboyum culture fourragère ak mboq. xam nga li tax mboq. gis nga lii ñuy wax aliment de bétail. oui te di ñu sonal actuellement. ñun sàggante goo xam ne aliment de bétail bi maanaam li ñu koy def rek 80% mboq la. mboq boobu Alaaji Assane ay milliards la ñu ngi koy jëlee bitim réew. juróom benn weer yii passé mais njëg li ma ngay yokk nekk fit. bu ko defee ñi nga xam ne ñooy ay meññee di defar aliment de bétail nekk fii buñ koy indi di ko jëfandikoo aliment de bétail bi day seer. bu ko defee yow boo ko dundalee sa jur allah kulli haal day seer. léegi nag bu fekkee na ñun man defaroon nañ ko fii. non seulement koom la ci réew mi. liggéey la ci koor ci liggéey ci réew mi mais day tax. li nga xam ne kilo yàpp yi ngay dégg fan yee passé ci Ndakaaru. muy xaw a yokk. li ci ëpp foofu la jógee. dëgg la li ñuy dundalee jur googu li ci bari aliment de bétail la. booleeg nawet bi nga xam ne daaw yàlla dafa def mu baax. sàmm bi amul pression. day dem ci àll bi sàmm te du fay dara. donc am na lu mu téyeeg juram ki am lu mu téyeeg jur nag du yàkkamti pour jaay. wala buy jaay day kowee. loolu moo indi li ngeen gisoon fan yee passé. mais amul benn luy tey nit ñi yëngu ci mbéy moomu de ay sociétés yoo xam ne wala état bi buy gënale ci diggante beeg yooyu est-ce que état ubbi na bunt yëpp pour li ngay wax ni mën a ne. waaw de façon concrète. président joxe na directive bi. pour que àll boobu. ñu indi fa ndox mi parce que am na loo xam ne état moo ko moom. moo ko mën a indi. fexe ba ndox mi ñëw fi. bu ñu indee ndox mi nag nit ñi ñëw installé wu. ñi nga xam ne yàlla may na leen am na lu mu leen dénk. ñu ñëw àll boobu parce que comme ni ma ko waxee. ab ndànd fay-fay la rek pour que ñu ñëw installé fi pour mën a jëriñ également secteur de l'élevage. laaj na régulation nag ak yoonal parce que fii xam nañ ne réew mi demee ñu baal ma wax dëgg yàlla maire yeeg nangam suuf seeg njaay meeg njoxem politique gi xam nga. waaw loolu lépp du yomb ca président fa mu ne mun na am d'excellentes idées mais pour concrétiser ko dafa laaj aussi rigueur bu mat sax surtout exécutants yi nga xam ñoo ko war a doxal. en tout cas ñun dogu nañ ci. ministère de l'élevage et des productions alimentaires dogu nañ ci. la nga xam ne parce que nag ni mu koy faral di wax man de ministre de l'élevage et des productions animales. éleveurs yi ñooy sama secteur privé national. te wàllu état. mooy xàllal yoon ce secteur privé national pour que mbooleem lu mu def mu am njeexital. ci koom-koomu réew mi. bu amee njeexital ci koom-koomu réew mi rek dana am njeexital ci gone yi. dana am njeexital suñ balance commerciale dana am njeexital suñ budget dana am njeexital ci manu état. pour que mu mun a suqali yeneen secteurs yi nga xam ne. ci tàng-tàng bi duñ jur xaalis mooy santé. mooy éducation nationale mooy sécurité. am na solo ma fàttali mbokk yi ni seen émission yoon wi ngeen di déglu ak RFM ñu ànd ak monsieur le ministre de l'élevage Ali Saleh Diop monsieur le ministre question vol du bétail. waaw sàccum jur gi sonal na loolu waa àll bi donte état baa ngi def ay jéego tëral nañ ay loi diisal nañu sax daan yi mais ba tey càcc gi mu ngi leen di sonal. mais li nga wax vraiment dëgg la. loo xam ne lu ne fàng kenn du ko jeex. càccum jur gi sonal nañu. maa ngi fàttaliku bi may soog a ñëw di nekk ministre de l'élevage et des productions animales. ñetteelu conseil des ministres président de la République dafa ma wax man ministre des forces armées ministre de l'intérieur. ñu gisee pour ñu seet naka la ñuy saytoo loolu nga xam ne dafa bari doole.
alors dafay nekk problème bu complexe. xam nga léegi da ngay dem ci ab dëkk boo xam ne. na ma baal ñi sant Njaay ñi. seen diggante lañ koy defante. ok da ngay dem ci benn dëkk boo xam ne Moussa Ndiaye jël na jurub. Mamadou Ndiaye te ñoom ñaar ñoo bokk ndey ak baay. wala ay doomi bàjjan lañ. donc kenn ku ci nekk bëgg a sàng sutura sa morom. ok xam nga yu mel noonu. dafay di problème wala contexte yoo xam ne. mooy xaw a def ba nga xam ne léegi su am solution effectivement dafay jafe. mais am na ci yoo xam ne moom ay sàcc yu dëgg yu ngànnaayu lañ yoo xam ne vraiment ay sàcc professionnel lañu yor ay kalachnikov sax yéen ay 4x4 ak yu ne dugg ci àll bi. waaw loolu question. loolu il faut de façon une globale brigade pour répliquer genre de truc. tout à fait gis nga ko par exemple fan yi passé amoon na ci àllu Bakel gi. ba sunu sécurité da jàmmarlanteeg ñoom. daal di nangu la ñu amoon lépp. très bien pour dire que ne état bi taxaw na ci loolu. te fi mu nekk également commencé nañ. di samp ci dëkkaan yi ay brigade yoo xam ne ña fa dëkk ñoo fa nekk ñoo ko yor waxuñ leen ñu fayantoog ñooñu waaye information bi nga xam ne am nañ ko bu fekkee ne jël nañ si ak si jur ay numéro vert yoo xam ne joxe nañ ko ñu mën a téléphoner ci saa si gendarmerie bu ko defee gendarmerie moom nga xam ne am na matukaay yoo xam ne mën naa dem fu sori wala ci fi saa si mën na waxtaan ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo yore gendarmerie comme ñoom. ñu mën a ndar képp effectivement malfaiteurs yooyu. am na solo parce que loolu bu ñu ko fajee rek dina gën a encourager ñu yëngu ci jur gi. dëgg la. monsieur le ministre tabaski gi teeru na. waaw ni ma koy waxee rek bu ñëwee rek coowal xarati. waaw. lenn li nga baal ma waxin wi ñàkk ambition parce que Sénégal du rek yow ci sa arrivée. avant ngay ñëw ak say nattangoo yi fi romb yëpp. dafa mel ni daal ñun on refuse vraiment d'avancer dans ce secteur là cheptel bi jéemuñu góorgóorlu lu koy yokk toujours on dépend de Mauritanie Mali suñuy dëkkandoo lañ naam waaye ñoom Mali par exemple gis nga ñoom tal nañ seen bopp actuellement ca pandémie jaar na ci àddina il faut ñuy sóoraale yu mel noonu ci àddina dem ba réew mi le monde entier dafa jëm ci ak tëju ku moywul waaw amal sa bopp nag daa gën a wóor. waaw El Hadj Assane am na lu ma bëggoon joyanti tuuti nag. ci gis-gis boobu parce que man avant may nekk ministre aussi. gis-gis boobu laa amoon. ok. dëgg la Mali ñoo gën a yaatu Sénégal. fi ñuy sàmm également mën na juróomi yoon fii waa Sénégal di sàmmee. loolu dana tax ñoom ñu ëpp ñu ak jur. ñaareel bi li gën a am solo. ñoom ni ñuy jëfandikoo ndawal. ak ñun ni ñuy jëfandikoo ndawal dafa wuute. gis nga Sénégal gàmmu yaa ngi fi. màggal yaa ngi fi. ngénte yaa ngi fi. te loolu lu baax la nag ci koom. dibiteri yi maanaam ñun ni ñuy jëfandikoo. ndawal. ëpp na ñeenti yoon. ñoom nañuy jëfandikoo ndawal. bu ko defee dana am waxtu tudd tabaski buy ñëw dafa mel ne ab nga jël ñaari kaas rek. bii nga ci sotti ndox léeg-léeg nga góox. muy wàññeeku ngay sottiwaat. bii da nga koy rembatal benn yoon ak teg. dana am saa su tudd tabaski bu ñëwee. allah kulli yàlla bi ñu doon góox di teg day manqué. bu ko defee nag da ngay yóotu kaas bale nga xam ne moom feesoon na benn yoon rek yem fa. nga ñëw dolli fii. lii nag ci wàllu économie jàpp naa ne situation Sénégal moo gën. ndax xam nga économie moom. c'est une consommation des biens et des services moo koy yokk. donc looloo tax. Sénégal bu ñu àggee foofu mu dem jiggaani fi. mais Alaaji Assane gis nga affaire ndawal. li ñuy jëfandikoo fii ci ndawal. ci Sénégal. bu dee téeméeri xaaj. juróom-ñeent fukki ak ñeent fii la soqee ko. malgré li ñuy wax nii. ok natt yi ñu def. 100 kilos yu ñu fi lekk. 94 yi fii la juddoo. fii lañ ko yara kon problème bi forte consommation la daal. voilà c'est-à-dire que mode noonu suñ modèle de consommation. dañuy déstocker tout le temps. quotidiennement mensuellement hebdomadairement. te fële ni ñuy kii ñoom bokkul. dëgg la looloo tax dañuy am impression que. ñoom ñoo ñuy xettali. c'est vrai waaye ñun modèle bi ñuy choisir di développer suñu économie. di fouetter la consommation di un accent particulier sur la consommation. dafa am solo ci koom-koomu réew. dëgg la ak la modernisation du secteur est-ce que mënees na yaakaar yokkuteem ceptel bi ba malgré notre forte consommation ñuy am lu des. waaw mooy li ma wax nii léegi. modernisation bi dañ koy jaarale ci ñetti leviers yooyu ma waxoon. alimentation bu gën.
defaraat santé animale bi. parce que man dama fas yéene septembre prochain ma lancé benn campagne de vaccination bu vigoureuse. ok implique acteurs yëpp. jéem a fexe ba am na ay problèmes yu ndaw yu ci am xam nga sama mbokk yi damay profiter ci antenne bi di la ci ñaan également yow ngay wax ak ñoom. parce que yow ku ñu déglu nga. xam nga sunu mbokku éleveurs yi. léeg-léeg boo nee génneel jur gi ñu ñàkk ko. léeg-léeg dañuy xaw am ay réticence. parce que duñ bëgg ñu wàññi ko. loolu ay problèmes yoo xam ne war nañ ci liggéey. wàññi gi luñ ciy bañ c'est culturel wala ñu bañ ko. culturel la voilà culturel kese la quoi. dañuy wax ne buñ ko wàññee dafay dee. non foogoon ne impôt la ñuy daw ak yooyu. non du loolu amuñ problème boobu. waa culturel la quoi. donc mais état bi dafay génne parce que président de la république daaw jéeg dafa investir. ci benn machine bu ñu tudd lyophilisateur. mi ngi ko jënd 1,6 milliard machine boobu. liggéeyam nekk du togg ay vaccin. ok maanaam capacité Sénégal bu fekkee noonu benn la. daf koo ful ba juróom-ñaar. loolu nag buñ ko amee am garab yooyu yëpp li ci des ñun la Alaaji Assane. ñun mooy ministère de l'élevage. ñu def programme de sensibilisation. mais ak acteurs yi nga xam ne mënuñ ko seq ak. ñu yor jur gi. ñu nangoo génne jur gi. pour que ñu am na ñeenti feebar yoo xam ne dañ koy ñàkk te duñ ci fay dara. est-ce que mënee su la gën a waxtaan ak ñoom gën a moytu génne public yi xëy na ku leen gisoon ku ci ne ak juróom ak nangam xam nga lal ko léeg-léeg sutura parce que ku ci ne da ngay xool say réalités socio-culturelles. loolu mooy pexe yi nga xam ne moom laa bëgg a. voilà jéem a xool rek. voilà ku ne nga nattee ko ak tolluwaayam. moom laa defee ko ci sutura. voilà moom laa bëgg a pexe ba en tout cas buñ ci jógee. ñu mën a am ndeeteel gi daal wàññeeku. parce que bu wàññeeku rek. jur gi yokk. yan moo ñu sonal ñun ci wàllu santé animale yan xeeti jàngoro lan moo sonal sunu jur yi. waaw surtout petits ruminants yi mooy li ñuy wax pépère. peste. peste moo xam ci xar yi ak bëy yi. moo xam ci ganaar yi la. moo xam également ci fas yi. donc vraiment moo ñu ci gën a sonal. alors moo tax yooyu dañ ko jël nag. di ko def di ko vacciner gratuitement. war nga def aussi plaidoyer xam naa du yomb ndax jàmbatal sa bopp la le secteur de l'élevage ñu yokk moyens vétérinaires yi yokk lim bi li tax secteur bi neex ma sama papa ca la bokkoon. ca vétérinaire yooyu mais tu sens que au fur et à mesure ñuy gën a dem. solo gi war duñ ko jox. waaw xaw ma nag lan fu ngeen ci toll ci loolu. waaw ñu ngi ci parce que. déjà fi mu nekk ñu ngi ci programme de réhabilitation. mbooleem fi nga xam ne kër vétérinaire la ci Sénégal. président de la République fexe na ba ñu am les moyens. pour réhabiliter fi ñu nekk. wutal leen ay daamar. yoo xam ne moom la ñuy liggéey. très bien jàpp naa ne daal fii ak mois de septembre. du xam naa du yomb lool. nga gis kër vétérinaire boo xam ne. defaraatuñ ko. te inspection yi am oto. poste yi am oto. ak wala mobilette. mais à la base quand même l'école la formation. voilà le nombre de recrutés. voilà le nombre de mooy nit ñi. donc loolu am na mais politique bi nga xam ne moom la ñu tànn. parce que état mënul lépp. dëgg la li ñuy def mooy secteur privé maanaam ñi nga xam ne dañuy jàng ba am ci xam-xam. état dafa def benn cadre boo xam ne. nit ñi dana tax ñu mën a exercer. bés bu jot bés bu yàlla sàkk man mii danaa signer ay autorisation d'exercer. ñoo xam ne ñii ñu nga Kër Madiabel dem bëgg a sanc foofu. nekk vétérinaire. parce que loolu mooy doxle am réew. développement réew. secteur privé bi du ci yenn wàll rek fépp. même dans le travail. dafa am secteur privé boo xam ne daf ci am wàllam donc état dafa war a créer conditions yi nga xam ne ñooñu installé wu. foo xam ne état jotewu fa. donc amul bés boo xam ne du ma signer ay kayit yoo xam ne day mandarga ñoo xam ne dañoo génn bees. war a am volonté. dem sanc ci gox sangam. nekk fa en fait à leur propre compte. di liggéey ak éleveurs yi. am na solo voilà métier bi est-ce que mu ngi attiré ba tey jeunes yi parce que loolu aussi il faut ñu gën a xamele ko jeunes yi également. mais exemple mooy Ndakaaru fi mu nekk. tey boo gisee Ndakaaru tey ak Thiès ak Mbour nii. léegi lii dem ci affaire élevage ci jeune kenn xamut nu mu toll. ñii ñu ngi ko jaaree ci laadum yi ñii ñu ngi ko jaaree ci tiba biir yi ñii ñu ngi ci jaar ci yeneen. donc xale yi moom
sam nañ secteur élevage boo xam ne je crois que bu ñu leen jàppalee continuer ni leen di jàppale bu yàggee danañ am cette masse critique de gens yoo xam ne seen métier nekkut lu dul élevage samedi di altine ba dimanche. très bien ñu del si ci tabaski gi ndax dafa am solo ci culture Sénégal maa ngi déglu ab oustaz sax ci suba bu ne ndeke du farata yëf yi sunna la boo xamante ni yu ci bari ñu teg suñu bopp yàlla teguñu ko mais comme teg nañ ko suñu bopp moom xam naa ni il faut que ñu xool nu ñuy soulager askan wi nombre de points de vente yi surtout à Dakar monsieur le ministre dafa mel dafa wàññeeku ndax travaux yu bari am Dakar loolu du poser problème ba nombre de ventes officielles yi. daral yi ñuy jaay xar yi. waaw dafa wàññeeku mais tuuti. mais nag xam nga bu wàññeekoo fii léeg-léeg gars yi nag xam nga seen i pexe rek dañuy def des points de vente non officiels. mais nombre de ventes xam nga BRT bi fi mu jaar. boo ko ku xam Ndakaaru. da nga gis ne foofu dafa am coggal gu bari gu fa daa nekk. waaye directeur général CICES. joxaat nañu beneen espace. boo gën a yaatu. bi mu joxoon daaw. ba nga xam ne li daan nekk foofu dañ koy indi ci place boobu. donc loolu dana tax. lan doon ragal fële yàlla mën naa def du am. ba nga xam ne donc vraiment espace bu yaatoo yaatu. directeur général CICES jagleel nañu ko pour ñu yóbbu fa ay xar. ok xam naa tolérance gi moom du ci ñàkk tam ci yenn point officiers yi ndax ku ne xam nga ni réew mi demee. du ñàkk. dëgg la ban appui le ministère bi état bi indil secteur élevage éleveurs yi souvent damay gis ni c'est vrai que yéen a ngi def ay jéego mais ñoom it ñu ngi gën a laaj taxawu daal daa mel ni yëf yi des na de wala. waaw xam nga ren rek. man danaa tabax 210 parcs à vaccination par exemple xam nga sànq maa ngi lay wax. ñaareelu ponk bi nga xam ne ci laa bëgg teg sama tànk. pour yeesal élevage bi mooy santé animale ku ne santé animale na ñàkk gi. donc ren rek danaa tabax 210 parcs à vaccination mooy béréb yi nga xam ne. ci la ñuy pinge nag yi. ak xar yi. loolu ak taxaw la. Alaaji Assane li fi nekk ci forage. président Macky Sall def ko dafa yéeme. man mi wax dëgg. xaw ma ne woon noonu la toll. ak PUDC gi sax. waaw yenn gox yi ci àll bi. dama dem benn dëkk boo xam ne ci boori Namarel. parce que def naa tournée nationale. du 25 février au 7 mai. ma dem ci benn dëkk. te sa fekk góor goo xam ne am na juróom-ñett fukki at. mu ne 1960 ba léegi ñu ngi jooytu ndox. jooytu yoon. mu ne ma secteur fii nga taxaw rek. munoo daw 10 kilomètres yoo xam ne gisoo forage. cib lim mat na juróom-ñett yoo xam ne dafa wër dëkkam boobu. mu am ay parc à vaccination. mu ne bi ngay ñëw ci yoon nga jaar li muy wax yoon mooy tali rang-rang bi. ma geestu gis magasin aliment bétail. te xam nga éleveur. loolu la soxla. waaw mu ne ma nag yéen waa Ndakaaru yéen bu ngeen na président liggéeyul te ñun ñu dund lii. xam la woon xam lii. danañu jaaxal. ma ne de gone ga juddoo Medina. wala Gueule Tapée juddu fekk tali. fekk ndox fekk électricité du am importance loolu. donc loolu wane na effectivement président. am na ay jéego yu am solo yu mu def ci wàllu woowu. mais est-ce que dinañ am ay yëgoo ay séance de travail ak ñoom ay subventions parce que xam nga ñoom xam naa bu ñuy wax foofu la ñuy gën a waxee. ci la ñu dëkk ñun. si nga fi mu nekk. man dama ne ministre de l'élevage. wutaluma audience éleveur. boo ñëwee sama ministère. ñun ñoo nekk tout le temps ensemble. su ma nekkut ak ñoom ay atelier ci ministère. dem naa ci àll bi fekk leen fi. bi ma fi ñëwee ak léegi. boo jëlee nombre de jours yi nga xam ne moom laa def ci àll bi ak éleveurs yi ak nga natt ko ak li ma def fii ci kii bi. da nga gis ne presque 40% sama présence ci àll bi la. nekk ak éleveurs yi. éleveurs yi nekk nag fu sori fee sori. parce que Alaaji Assane li ñu président seen sant ci mbirum élevage. munuñ ko matale. tant que demuñ. xamal ko ñi nga xam ne moom lañ ko seq. dëgg la jël seen gis-gis ci wàllu woowu. fexe ba ñu nangu li nga xam ne moom la ñu dénk. ñu mën koo ànd liggéey. loolu la ñu gëm ci loolu la ñu nekk. am na solo moo tax tout le temps. boo ko seetloo à partir de jeudi
du léegi rek de. depuis le mois de février jeudi. man dem naa àll. ok dem naa àll ba dimanche soir. ma ñibbisiwaat. très bien proximité boobu dafa am solo. waaw nga imprégné wu. c'est et puis ça comme ni ñu koy waxee. ñoom ñu bañ a sentir ne. yéen a nga ca kaw. dëgg la xam nga Sénégal aussi li ñu tàmmee nguuru tubaab. dafa am solo dafa am ña ca kaw ak ña ci suuf. dafa am solo loolu day am kàmb gu xóot ci diggante bi. parce que lu ko mooy rek. da nga jël ay mesures yoo xam ne. voilà du impacté. comme ni nga ko bëggee woon. ñi nga xam ne ñoo tax nga jël ko. duñ la ko nangul donc ñooñu nag da ngay doom. nga partager seen quotidien. nekk ak ñoom. ñu won la ne duut baaraam ne lii kat ak lii mooy jàngaro ji. dëgg la ñu wax la lu tax nag mu nekk jàngal lan la ñu xalaat ne buñ ko defee mu saafara. ak it léeg-léeg nga jàngalaale leen ndax àdduna dina toll foo xamante ni ku ne ak na nga nekkee ci rang ba am na ñoo xam ne duñu ubbeeku gum yeewoo gugum ci yenn modernisation wala modernité yi. justement loolu mooy tax nag. ñu won leen ne tant que ñu ngi doxalee nan daan doxale Sénégal mënu cee génn parce que. bëgg-bëgg yi dafa yokk ci ndawal. ak ci meew. dëgg la te yéen lañ ko yaakaar yéen tànn liggéey ci élevage. li ñu soxla ci ak ndawal. ak meew yéen la. pour que nag loolu matale nii ngeen doon doxee démb ak bërki démb. fokk mu am tuuti coppite. dëgg la ñu won leen nag à l'exemple comme ni ma ko waxee léegi. nit mën naa am fukki nag. am alal di du jeex. nit am téeméeri nag. te du nekk alal. très bien bu ñu demee ba gis éleveurs yi yor seen i 4x4 ak seen i cravate ne ñëpp. parce que Sénégal nag dafa mel ni politiciens yi rek ñoom ñooy teel a tekki donc béykat yi aussi c'est valable pour eux. non borom alal yaa ngi ci càmm gi. bien sûr am na ci ñu bari sax am na ñoo xam ne dañ naan tubaab yi jógee Ndakaaru rek ñoom xam nga comme ñoom la ñuy jox suuf si moyens yi. dëgg la mais tout faire pour askan wi yëg ci boppam parce que loolu mooy le meilleur des exemples. mais exactement loo mën a wax ak lu wax ja jekk-jekk lu mu rafet. lu idée bi baax. nit ñi. Sénégalais il faut mu gis pour mun a convaincre. mais moo am solo te gis nga àll dafa neex. Alaaji Assane. damay wax waa Ndakaaru nañ def tuuti effort. pour dem seeti Sénégalais yi comme ñoom. la ñuy def ci àll bi en matière d'élevage. boo demee da nga xam ne bokk nga ci réew moo xam ne. ay liggéeykat. jaxaran ñoo fa nekk. rawatina ci secteur élevage bi. am na ci ñoo xam ne ñu ngi ci naaj wi di defar. di yar. di jubbanti. loo xam ne ñun ñi nekk ci taax yi. daanaka en grande partie ñun ñoo ko utiliser. El Hadji Assane dama am ambition. pour taxawal équipe nationale des éleveurs. très bien équipe nationale lu tax ma ne équipe nationale des éleveurs. genn góor daf ne ma en 2002 bi Sénégal di gagné. El Hadji Diouf tur wi dafa sori woon. góor ga Ndar la dëkk mu ne way jur wu jigéen wu El Hadji Diouf bu naan ñëw ci hôpital bi. du ràng. buñ ne lu tax ñu ne kii moo jur El Hadji Diouf te El Hadji Diouf a ngi liggéeyal Sénégal. donc statut. nekk équipe nationale. dafay tax ñu jox la orma. te buñ la joxee orma rek da nga mën def lëkk. dama bëgg def équipe nationale des éleveurs yoo xam ne parce que élevage dafa bari ay métiers. te métier bu ci nekk. ñii nan la ñuy suuxate culture fourragère ñii nan la ñuy pinge ak jur. ñii nan la ñuy def aliment de bétail. ñii nan la ñuy sàmmi et cetera ñooñu nag. ak mbooleem sax gouverneur bi nga xam ne ma ngay jàppale baykat. sàmmkat yi. maire ba nga xam ne ma ngay fexe ba nga ñu am suuf def ci culture fourragère. ñooñu ce paquet là. mooy équipe nationale des éleveurs. ñu wane leen pour que ñu xam njëriñ li ñu am ci Sénégal. très bien il faut que ñu valoriser statut éleveur. statut élevage de façon générale pour que potentialité yi ci nekk. ñu mën koo jukki. xiirtal ay nit ne élevage de. ndeke lii nga fa. cib sac. loolu ci alal ci koom. politique la rek bu ngeen ci jàppee président de la république le gouvernement rek. dina dox ba pare ñu koy wane. c'est ça que les médias wala ngeen créer même médias spécialisés ci wàllu mbay mi càmm gi ndax nag ku la wanewul nga wane sa bopp. mais dëgg la gis nga c'est vrai man j'ai décidé de mettre la lumière. sur li ñu def ci affaire élevage. te ñu bari xamuñu ko. donc bu ñu jógee ci lii. dama bëgg a def une tournée boo wax parce que bi ma defoon. tournée de prise de contact la. préparation tabaski mais quand même baax na ma def une tournée de communication pour wan. lan mooy élevage li ñu ci jublu mooy susciter des vocations. ñi nga xam ne ils se cherchent
pour bëgg a xam fan lañ war a investir. wala fan lañ war a jëm. ñu won leen mbir dee ngi nii boo xam ne bu ngeen ci defee seen loxo. Sénégal mën na cee gis boppam. très bien ñu exploiter secteur bi bañ koo jariñoo. voilà am na ci ñoo xam dañuy ñëw rek benn temps donné après génnaat ci. non ñooñu baaxul. temps bi dab nañu mais ñu wax actualité bi politique notamment keroog assemblée nationale voté nañ fa loi concernant le code pénal. mais El Hadj Assane. parce que des na du ngeen di laaj ful na xar yi tolloog yu demee na. non xar yi wax nga ni point de vente bi doy na. njëg yi moom xam naa ni toujours moom. waaw ak approvisionnement bi fi mu nekk macha allah. dina doy. waaw fi mu nekk de en tout cas gouvernement def na li mu war a def lépp. pour xar yi nekk. ci bésu démb bi. li nga xam ne parce que ñun dañoo am benn système bu nekk ci bu ñu lal ci réew mi. ci marché hebdomadaire yi ak marché permanent yi pour xam li fi ñëw ci jur gu ñuy jaay pour tabaski bés bu jot. ba ci démb ñu ngi ci 353 000. xar. 800 000 la ñuy soxla. Sénégal at bu ne ñaata la 800 000 la ñu soxla 700 800 wala. voilà 800 la ñu soxla ci marché yi. 800 000 waay la ñu soxla donc muy presque 44%. niveau d'approvisionnement par rapport ak li ñu soxla ci ñëw ci marché. boolewuma ci li nga xam ne nag ma ngi ca kër yi duñ ko génne di ko tabaskee ci kër yi. mais li ñuy rey à peu près mi ngi toll ci 1 million 300. ok te 1 million 300 yi 80% yi fii la juddoo. 20% mooy jógee bitim réew. ah bon. oui. on a l'impression contraire nag. Non c'est ça les chiffres. camions yeeg nangam. non 1 million. c'est-à-dire que poste lu yomb natt la. poste frontalier yi. am nañ dispositif boo xam ne xar bu dugg woon compté nañ la. ok ba tabaski weesu. donc. dina am ak yombal aussi déggoon nañ fi temps yële ay boromi camions yu menacé yooyu yëpp c'est derrière nous. non sant yàlla loolu lépp effectivement yàlla def na ci jàmm ba nga xam ne xar nit ñaa ngi koy indi. li ñu ñaan kay actuellement mooy Sénégalais yi. nañ dem jëndi xar yi. même buñ koy dénkaane fañ koy jëndee. xam nga loolu mooy dalal xel ñi nga xam ne dañuy war dem parce que fokk ñu jaay. dem wutiwaat indi. dem ci biir réew mi jënd indi. mais bu fekkee ne jënduñ ko. duñ mën demaat rooti. dëgg la mais am na ku ne dégg na la nga ne xar dina am waaye laaj bi mooy ndax xaalis dina am. waaw weer dee na voilà avance tabaski yi gars yi joxe nañ ko. alors c'est ça qui fait que nag jàpp naa ne. en tout cas la demande solvable elle est plus importante. fi mu nekk nii état bi dina am accompagnement yu bari yu muy defal jaaykatu xar yi ci tabaski gu ne mais du léeg-léeg est-ce que ñu day gis ne. ci prix yi duñ ko ci sentir foofu moom éleveurs yi laay sànni xeer ndax maa ngi leen di jàppale nag ci début émission ba léegi ñoom it ñu bañ ci laxas jaan daal. waaw am na solo. parce que Sénégal nag ñoo ko bokk. il faut que tabaski gi kenn ku nekk gis ci sa boppam. voilà état bi loolu tax mu def yombal. point de vente yi ma la doon wax nii léegi. indi nañ fa lumière. indi nañ fa ndox. dañ fay créer de point de vente. aliment de bétail boo xam ne dañ ko subventionné loolu lépp pour yombal leen ko. xam nga que sàmm fële ca ñax ma fayoo dara. nga indi sa jur fii. ñëw fekk fi aliment de bétail boo xam ne bu fekkee noonu saak bi 8000 la daan jar ñu wàññi ko presque de moitié. kooku ak yombal la. loolu war naa mën a feeñ. ci li nga xam ne moom lay jëflante. mais El Hadj Assane mu ciy profité. parce que boo gisaan li ci ëpp xar yi daan jafe aussi. dañ daan xaar ak système bancaire bi ba tabaski gi des 1 mois. 15 jours ñu lebal éleveurs yi pour ñu dem jëndi xar gis nga boo xaaree ba 15 jours ñu lebal la xar ma ngay jënd. Alaaji Assane jëndoon na ko. jënd ko ci keneen ba xar moomu ki koy mujj jënd. mooy yenu lépp. man nag bi ma ñëwee bi ma gisee loolu décembre laa def évaluation. décembre googu ma bind gouverneur yëpp mu wàcc ba ci préfet ne kuy acteur soxla crédit na nga déposer léegi sa dossier. bu ko defee nag financement yi teeloon a génn. moo tax mu teel a génn am ñu ca jamono jooju am na xam dañoo jënd dem sàmmi. xam nga jënd sàmmi. bu ko après bu ñëwee indi ko ci marché pour jaay ko xalaat naa li nga xam ne daf ci daan teglu ay marge intermédiaire. dana ko teggeeku. bu boobaa nag mu mën a jaayee loo xam ne également nit. xel malheureusement ñaan leen rek lañ mën parce que prix état bi mënut taxaw ne li ngeen di jaayee. force dëgg la monsieur le ministre heure bi jeex na 1 minute à 2 malheureusement politique gi xaju fi mais xam naa ni social gi am na solo lool. léeg-léeg sax am ñu leen ko bàkkee ci àll beeg Matam gis nañu pont yeeg tali yi waaye am ñu ne léeg-léeg ci wàllu démocratie gi notamment loi bees bi jaar assemblée keroog ñenn ñi ne da ngeen bëgg a tëj gémmiñu ñenn ñi pour ma ne yéen nag président nga ca yaa nga ca gouvernement bi ministre intérieur nangam est-ce que noonu la demee. non munta nekk. képp ku nekk ku waxal dëgg. da nga xam ne Sénégal am na culture démocratique. am na loo xam ne xel sax munu koo nangu
waxantuma laa di ko jëf ne yaa ngi raame ak sens contraire de la démocratie dafa fekk nag am réew yow mii sa kër bu fekkee ne da ngaa yor sa kër njaboote ay gone ay soxna la ngay jël ci ay dogal da ngay jàpp ne ci li ëpp ci ñoom lu sàmm kër gi moom ngay jël ci ab dogal li ci jiitu nag mooy aar sa dëkk boo génnee ni ma ko waxee sànq ci njëlbéenu waxtu nga xam ne lu dul jàmm ko gën préserver la paix sociale la cohésion mooy li nga xam ne mooy quintessence loi boobu nga xam ne président de la république jébbal na ko assemblée nationale parce que nag génn nañ tukki nañ gis nañ la fa xew sunu Sénégal gii nag liñ ci wax mooy fexe ba ñu bokk ndey bokk baay par des lois encore une fois loolu le président de la république deful leneen jëlut yat jëlut fetal jëlut laal par des lois pour que ñu ànd xam ne Sénégal lii ñun ñoo ko bokk responsabilité président de la république mu aar Sénégal deful nag lu dul loolu en tout cas li ci kanam rawati gët souvent parce que loi yi aussi boo fi nekkee boo fi nekkatul yëpp day daal sa kaw jeex na ku yebu tëral fi loi bu baax mu ngi noonu loolu nag boo ko xamee da ngay def li nga xam ne mooy aar te ci loolu la nekk pour tout le monde voilà naka lañ mën a def ba allier sécurité ak it yombal oto yi dugg si indi xar meeg yooyu ndax Mali tamit ku ne xam nga la fa xew du ñu bàyyi ay camions yi dugg rek xamuñu ay xar la xamuñu ay kalachnikov ñu baal ma waxee nii nag waaw mais quand même dafa am lu ñëpp junj doy na borom xel naka la ñuy def ba boole contrôle bi naam ngir kaaraange waaye aussi ak yombal ngir Sénégal approvisionnement bi am président dafa jël benn directive boo xam ne daf ko adressé l'ensemble des ministres concernés par tabaski bokk na ci gendarmerie pour l'assouplissement des contrôles transport parce que ñun dañoo def ay macaron yoo xam ne dañ ko bi ma demee Mali ak Mauritanie dama ko jox sama nattaangoo yi nekk foofu ñu jox ko opérateurs yi nekk foofu kenn koo xam ne yàpp nga ak jur nga taf ko ci macaron bi boo ñëwee nag niñ lay contrôler du bokk ak keneen parce que keneen koo xam ne amul loolu contrôle bi day gën a diis mais ki nga xam ne dafay am jur danañ contrôler nag parce que assouplissement la ñu wax dëgg la parce que aussi il faut que sunum réew fokk ñu aar ko ba nga xam ne ñii raas déem bu fekkee ne dañ cee nar a kii ñu mën leen a dal képp voilà bëgg a rax ci gàmm gi du sotti très bien en tout cas ñu ngi lay gërëm bu baax monsieur le ministre Ali Saleh Diop ci accessibilité bi surtout maa ngi koy waxal Makhtar Ba léeg-léeg di ko waxal Samba si dafay kenn wax ne ay mag dañu yaru mais gis nga kilifa yomba jot gi da ci am solo ndax liñ koy wax umpante moo baaxul léeg-léeg nit foog lu bon ci nit ki wala ci gouvernement ak doxin fekk demeewu ni ñàkk communication la kon vraiment on vous encourage à ngeen di gën a jege askan wi n'est-ce pas mooy sunu credo wax naa la sax 40% de mon temps maa ngi ko def ci éleveurs yi am na solo génn dem seet ñu dund ak ñoom li ñu nekk waxtaan ak ñoom jukki ci seen xam-xam ñëw nag su ma ñëwee maag samay technicien ñu xool naka lañ jëfandikoo loolu pour mën a faire avancer li nga xam ne moom la ñu président Macky Sall dénk très bien su ma ko waxee du trahir un secret nee nga sa émission ci RFM mooy musique démb est-ce que monsieur le ministre wala madame le ministre ki ci ginnaaw day déglu musique démb waaw musique démb nag moom vraiment lu ma yitteel la xam naa ne su ma demee soxna si ne ko musique démb daal ki koy def gis naa ko tey xam naa du ñàkk Ablaye Diop du ñàkk mu woote donc di leen gërëm bu baax di profiter ci occasion bi mission de service public bi nga xam ne RFM mi ngi koy def dañ leen koy santé bu baax Alaaji Assane dañ lay déglu très souvent ñu ngi lay soog a gis nii tey ñu ngi soog a toog jaxaran mais dañuy wax ci yow alhamdulilah te loolu nag la kilifa ga waxoon bu ñu fii ñëw sunu borom moo ñu indi te tàgguwunu bu ñu fii dem moo ñuy jël te duñu tàggu mu mel ne li ñuy séentu ci ñun diggante bi ñuy ñëw ak bi ñuy dem dafay natt la quantité de bienfait bi nga xam ne mën nañ ko produire loolu mooy natt bi nga xam ne bu ñu fi jógee moom moo ñu jàllale dafa mel ne rek 8 heures jot nga nekk salle d'examen mooy bés bi nga judd ñu jox la feuille ne la da nga dem examen midi lay pare mooy bés bi ñu fiy jógee midi bu examinateur bi ñëw dafay bif feuille bi yàlla na fekk nga def lu baax nga bind ci lu baax te yaa ngi ci rajo baa ngi ci merci kenn ku nekk day dem dëgg la mais li ñu fiy def bàyyi ko fi mu am solo am na solo mu mel ni daal ci gàttal nit ki rawatina un responsable war na am tuuti degré spiritualité xanaa
trop ak am solo dafa am solo te xam nga nag sunu mag ñi yàlla nañ fi yàlla fayal amiin yaa rabbi loola nag moo wodde éducation yi nu am jërëjëf loolu bu réeree rek musiba am yàlla nañu yàlla tënk ci loolu amiin ci darajee Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf kontaanoon ànd ak moom monsieur le ministre de l'élevage Ali Saleh Diop seen émission yoon week RFM la woon ci technique bi Abdoulaye Diop borom musique démb El Hadj Assane Gueye ci micro bi ba alxamis ak jàmm incha allah.